آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الله سبحانه وتعالى bi nga xam ne moo tax ñu daje fi ndax ak xéewal la xéewal boo xam dafay dugg ci baabu taala xéewal la bu rëy la ndax xéewalu jaamu yàlla la xéewalu def lu baax la xéewalu bu ñuy delloo ci waxu borom bi subhanahu wa taala mi mu wax ne na ngeen dimbalante ci mbaax ak li nga xam ne mooy yiw dimbalante boobu tax ku nekk jóge këram jéego ay jéego ñëw ci place bi loolu xéwal bu rëy ñu ci sant borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam incha allah di bëgg a fas yéene ubbi jotaay bi ginnaaw bi ñu leen nuyoog lislaam def li nga xam mooy benn ouverture bu ndaw ci li nga xam moom moo ñu fi tax a daje bu ko defee dinañu jox kàddu gi ki nga xamante ni moom moo jiite commission bi nga xam ni moom moo taxawal activité bu am solo bi di commission sociale nekk ci section Dakar mu ubbi muy al oustaz al mudir Aboubacar Traoré bu ko defee incha allah mu am ay kàddu dalal yu muy dalal mbokk yi fi ñëw ak wax tuuti ci njariñ li ak commission bi nga xam ne moom mooy commission sociale. bu weesoo loolu incha allah dinañu jox docteur Camara bi nga xam moo jiite hôpital bi te jiite liggéey bi tamit macha allah moom tamit moo am ay kàddu yu mu sànni bu ko defee dinañ jox ki nga xam moom mooy secrétaire général bu section Dakar bi nga xam ni ñoom ñoo organiser activité bi mu teewal fii président muy Mouhamed Lamine Doumbouya incha allah mu wax ci turu président comme moom mooy secrétaire général incha allah bu ko defee nag liggéey bi daanaka tàmbali na ñu desandi fi nañ ñun di fàttali ci wàllu li nga xam ne moom moo tax ñu daje fi incha allah ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla defal ñu tawfiq liggéey bi ñu sumb ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te kenn ku nekk ci ñun toq deret boo fi joxe yàlla na doon sa mucc ci safara yàlla def ko muy doon sabab ci mucc waay safara yàlla bindal la ko yow yi dul jeex kon ñu ngi jox incha allah kàddu gi almudir oustaz Aboubacar Traoré tafaddal حملة القرآن والسنة أئمة الأمصار والقرى وعن التابعين وأتباع تابعيهم ومن نهج منهجهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الأفاضل وأخوات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw ba ñu sant sunu borom subhanahu wa taala julli ci Muhammad alayhi salaatu wasalaamu lu ñu wax moo di nuyoo lislaam moo di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu tey jii incha allahu commission bi nga xamante ne moo tudd commission sociale nekk ci section Dakar di mouvement Al Falah moom moo leen invité sakku ci yéen nga ñëw ñu ànd bokkoo def jaam yàlla bi nga xamante ne mooy don des sang mooy maye deret wala kon naka mouvement Al Falah ci siège am fii daanaka moom moo aaye ndax commission yi dañu yëngatu rek dañu liggéey waaye lépp commission yi lépp lu ñu liggéey benn ndab lañu koy sotti moo di mouvement Al Falah la bet mouvement Al Falah la wala liggéeyal sunu borom subhanahu wa taala taxawal diine gi comme loolu wareef la lépp loo xamante ne jaam yàlla la lépp loo xamante ne toppoo sunna la sunna su Muhammad sallallahu alayhi wa sallama lépp loo xamante ne
ndimbal la ndimbal askan gi ndimbal jullit yi ndimbal même ñi nga xamante ne saxa duñu ay jullit boobu wareef la wareefu bi nga xamante ne mouvement Alpha la war na ci taxaw boo ti incha allahu mu ngi defu effort am mu ngi góorgóorlu kon ñu ngi leen di dalal ci béréb bi ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala ngeen am ci yool am ci tiyaaba ndax dimbalante la comme mbokk bi nu mu ko waxee sunu borom subhanahu wa taala dafa ne wa taawanu ala al birri wa taqwa li comme ça taawanu ala al birri wa taqwa ci buntu boobu la dugg ci buntu boobu la nekk bon incha allahu képp koo xamante ne bàyyi nga sa kër xëy ñëw fii pour joxe lenn ci sa deret yàlla na ko yàlla fay yiw yàlla na ko yàlla dafu yoon bu koy yóbbee jannatul firdaws yàlla mun na loolu yàlla na ko yàlla def incha allahu yéenay daal yéenay na sell boo nga xam ne li ngay def ni comme ça jaamu yàlla la parce que ndax dimbale nit ñi la kon jaamu yàlla la lépp loo xamante ne boo ko defee yàlla gërëm na ko bëgg na ko boobu jaamu yàlla la potili bokk na ci li nga xamante ne sunu borom subhanahu wa taala gërëm na ko bëgg na ko ndax dimbal la boo incha allahu képp koo xamante ne ñëw nga fii yàlla na ko yàlla fay yu boo commencé nañu journée bi tey commencé nañu ko ci bismillahi rahmani rahim ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala ñu eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di njëkk nag di leen jégalu di leen baalu ci toogaay bu yàgg bi ndaxte 8 heures lañ joxe woon rendez-vous moom lañ diggee ak yéen ngeen ñëw bëri lool ñu ngi leen di sant di leen ci gërëm ci loolu waaye aléa transport bi moo tax ñi nga xam ne ñoom ñoo war a ñëw def liggéey bi ñëwuñu côté 8 heures yooyu donc ñu ngi leen di jéggalu ci loolu taxawaay bi yàgg na toogaay bi yàgg na waaye jar na ko ndaxte imaam yi wax nañ ko lii maye deret lu capital la lu essentiel la maanaam njëriñ la bi nga xam ne bu dee xaalis a koy jënd mun naa ne ñu bëri duñ ko am donc loolu ngeen xam ne que ni li ngeen di acte bi ngeen di waaj a def ni acte bu noble la boo leen xoolee rek waa centre national transfusion sanguine équipement bu ñu indi fii tey nii ngeen xam ne que ñoom caaxaan nañu liggéey bi lu am solo la tey tamit bokk ngeen ci ñi nga xam ne mun nañ ne tey seen taxawaay bi ci réew mi taxawaayu citoyen la parce que pour yéen maanaam acte bu ndaw la ñëw joxe tuuti deret ñibbi mais conséquence wala porté wu geste boobu ñun ñu nekk ci santé bi lu mag la ci ñun lu rëy la parce que da ngay soxla deret toog semaine doo ko am soxla ko en urgence maanaam nit feebar léegi nga ñëw jël deretam analyser ko gis na que kii dañ ko war a may deret nga bind demande parce que ñi ñëw tey demande Dakar yëpp fu lay dem boo defee demande ne que man groupe bi laa bëgg ci ñoom lay dem ñu toog ne la deret amul lu ci bëri da ngay ñàkk malade boobu ci loolu donc boo leen toogee nii tey pour ñëw jël benn ñëw saafara benn problème ci suñu domaine bi dañ leen di mën a ñaanal yàlla rek bon journée bi tey ni ngeen ko gisee noonu lay continuer yaakaar naa ñi fi toog yëpp bindu nañ boo leen bindoo ba pare ñooñu noonu di bind dinañ ñëw ci yéen walla woo leen benn par benn ñu remplir ay fiches bu ñu remplir fiche bi selon liste d'arrivée yi boo leen duggee ci biir première étape bi mooy consultation ni ñu leen ko waxoon démb kenn du fi joxe deret te seetuñu ko
ab docteur spécial bi nga xam ne moom ci wàllu yooyu la spécialisé wu moo ànd ak équipe bi nekk ci biir première étape bi boo leen duggee ci biir moom moo leen di dalal seet leen waxtaan ak yéen consulter leen boo leen fa jógee ngeen dem ci côté informatique bi foofu tamit dañ leen di enregistrer maanaam ñun ñii yëpp tey boo fi joxee deret boo dematee pour joxe deret boo joxee sa tour wala sa numéro téléphone wala sa date de naissance rek day daal di feeñ ne ko yow kat le 26 janvier 2019 joxe woon nga deret centre national transfusion yaa ngi ci donnée bi boo fa jógee si ngay egg ñi nga xam ne ñoom ñooy prélever bu ñu prélever ba pare am na collation bi nga xam ne moom lañ prévoir ñu jox la ko nga daal di ñibbi kër ga bu motee 3 semaines 4 semaines nga delluwaat ci hôpital ba fii nii fekk ñu jox la résultat ñu indil ñu résultat yépp ci enveloppe scellée ku ci nekk sa tour la ñuy bind ci kaw enveloppe bi boo ñëwee nekk man dem fi joxe woon deret ñu ne la ah enveloppe baa ngi nii groupe sanguin mu ngi ci biir résultat analyse yaa ngi ci biir kooku c'est personnel. démb aussi waxoon nañ leen tey ñiy ñëw dañu waroon a ndékk kër ga ñëw donc bu amee ci jotaay bi ñi nga xam ne ndekkeeguñu ñu mun a prévoir ñu mun a lekk dara avant ñuy maye deret lu am solo la bu njëkk bi dañ daan maye deret te duñu lekk dañ ci gis ne que ñi doon am tuuti malaise yeeg dafa xawoon na bëri tuuti mais bi ñu commencé beneen méthode bi alhamdulilah amatul ay risques majeurs donc kaddu yi foofu lañ koy yemale toujours di leen wax ne que li ngeen def nii tey moom ñun amuñu ay kaddu wala ay paroles yi nga xam ne mun nañ leen wax suñuy satisfaction yi ci nekk nii waaw ñaanuñu ko kenn mais kenn bu nekkee accompagné war a soxla dara si lay comprendre acte bi lan la tellement c'est important maanaam ci faj bi tey actuellement nuñ ko organiser ci pyramide sanitaire yi deret médicament bu essentiel la ci fànn yëpp ñi nga xam ne dañuy am anémie ñoom dañ koy soxla les femmes enceintes dañ koy soxla les femmes allaitantes dañ koy soxla ñi am insuffisance rénale yi ñoom dañ koy soxla ñii def dialyse ñoom dañ koy soxla ñi am cancer yi dañ koy soxla avant seen traitement bu ñu commencé chimiothérapie dañ koy soxla bu ñu leen war a opérer dañ koy soxla bu ñu leen opérer ba pare dañ koy soxla bu ñuy def radiothérapie dañ koy soxla loolu bokkul la ñi nga xam ne dañoo am feebaru deret bi nga xam ne ñoom mënuñoo garder deret lu bëri ci seen yaram ñoom tamit dañ koy soxla tout le temps démb wax nañ ko 1% de la population dafa war a joxe deret 1% de la population dafa war a di joxe deret régulièrement bu dee góor la chaque 3 mois da nga war a joxe deret bu dee jigéen la chaque 4 mois te Sénégal actuellement amaguñu 1% boobu ñu ngi toll ci 0,45 0,45 maanaam 1% 0,9 sax amaguñu ko 0,45 maanaam 1% yooyu moitié 1% yooyu amaguñu ko donc lii dafa war a nekk benn stimuli bi nga xam ne daf ñuy encourager bu ñu delloowaatee kër ga ñu waxtaan ak njaboot yi képp ku ci toll war a mun a maye deret nga boole ko ci say programme du tout le temps du chaque jour du tous les mois mais am na ñi nga xam ne ci jotaay bi nii xëy na c'est la première fois ñuy maye deret ñu ngi leen di encourager bu baax a baax mu bañ a nekk la dernière fois am na ñi nga xam ne tamit yàgg nañ ci te loolu tamit ci njëriñ la boo joxee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon ñoom waa centre national transfusion sanguine ñoom ñoo lay copte def la seen membre yow ak sa famille analyse yi ngeen soxla te ñoom ñu amee ko seeni hôpital foofu dañ la koy may gratuitement donc lii dañ ko war a waxtaane fépp nit ñi bàyyi ci xel bu baax a baax parce que li ngeen di joxe ni milliard jënd ko mun na nekk lu tuuti ci yéen de mais ñun ñi ci nekk xam nañ ni njëriñ bi ci nekk parce que dara génnul triste kii bu ma amoon genn wàllu litre ma sauvé ko nga toog di ko xool muy sukuraat ndànk ba dee sa loxo
doo ci mun dara muy sa yaay muy sa papa muy keneen noonu nga koy seetee parce que doo mën a téye imaam nekk ne kaay ma dagg kii nii de génnee deret léegi maye ko te yow période boobu noonu même donte yow yaay docteur bi moom mooy sa yaay boo waree jógee dem centre national ne damay transfert avant ngay ñëw fekk musiba am na donc li ñu mën a sauver ci loolu rek mooy que ni prévention bi nit ñi sensibiliser loolu lu am solo la ñu koy waxtaanee ci jàkk yi di ko waxtaanee ci école yi ba ku nekk quand am nga bonne santé yàlla may na la wér bi nga xam ne mun ngaa maye deret nga xalaat nekk chaque 3 mois chaque 4 mois bu dul li ñu organiser yu mel ni centre national transfusion sanguine jëlee ko lundi ba vendredi chaque jour ñoom ñu ngi foofu ak seeni équipement di recevoir ñi nga xam ne dañuy maye deret du ma guddal wala guddal naa ba pare mais dafa am solo nit ñi xam lii dinaa joxe kàddu at imaam yi ñu gën leen santaat gën leen féliciter gën leen ñaanal yàlla waaw gën leen ñëw rek toog fii rek man même bu fekkente ni dugg leen ci biir rek ñëw rek toog fii rek di wuy ci appel bi rek kontaan naa ci di remercier ñëpp organisateurs yi waa quartier beeg waa marché beeg ñëpp élèves yeeg personnel yeeg tout le monde ñu ngi remercier ñëpp donc ci gàttal daal kaddu yooyu lañ amoon pour wax leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. leeral bi am na ci solo man day wax dëgg yàlla di nga ko waxee xamee wu ma ko noonu ni deret toll na foofu surtout li mu wax lu daw yaram mooy di seetaan nit muy génn àddina nga waroon ko mën a sauver mënoo ko sauver ngir ñàkk deret loolu waroon na tax rek jullit bu nekk waxtu wu nekk nga dem maye ji deret rawatina comme nee na par 3 mois la pour góor par 4 mois pour jigéen yaakaar naa bu ñu fi jógee ñun ñëpp ku nekk war naa taxaw ci di dem di maye deret ngir mën a sauver ay bakkan ngir mën a xettali ay bakkan yal na yàlla fay la docteur. léegi incha allah comme ni ñu ko waxee woon yàlla def na Amir agsi na Amir section Dakar muy al oustaz Ousmane Sankare dañ ñëwoon secrétaire général na jël parole mais comme Amir agsi na léegi moom la ñuy jox kàddu gi ndax lii ñu ngi koy organiser si suufu kilifteefam muy section Dakar moom moo ko jiite kon moom la ñuy jox kàddu gi incha allah mu tëjal ñu kàddu yi ñu door a dem nag si bayaan yi nga ak waxtaan yi nga xam ni moom la ñu war a def kon. mu ñëw rek ngeen jox ko kàddu. waaw alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu fekkee ñu teewu bés bii sant yont bi julli que sëlma ci yont bi sallallahu alayhi wa sallam da koy ñaanal ma mbokki waa këram ak ay saxaabam gërëm mbooloo mi fi toog ñëw teew fekkee lu rëy loo xam ne mën nañ koo defal humanité mën nañ koo defal nit ñi mooy may nit ñi ñu dund may nit ki mu dund ki ko organisé du man maa ko organisé section Dakar moo ko organisé mais commission sociale mi nga xam ne Aboubacar Traoré moo ko jiite moom moo ko organisé lii dafa am solo trop li docteur wax nii li mu joxe ci ay information yu daw yaram la comme ni ko imaam waxee nii information yu daw yaram la nga gis nit ki muy dee nga xam ni lii la soxla yow mënoo ko jox muy sukuraat sa kanam loolu dafa daw yaram kon nag may deret asaka la sarax la lii loo xam ne nit ki da koy joxe ku am alal da nga génnee sa alal mais ku am doole yi tamit ku yàlla may wér-gi-yaram nga am deret loolu war nga ko mën a génnee mu nekk saraxam te loolu sarax bu rëy la am na xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nettali ni waa ji nekkoon saxaraa waa ji nekk ci yoonu tukki di dem mu dem soxla ndox mar naan xamul na muy def jëkki rek mu gis benn teen mu wàcc ci teen bi naan bi mu naanee bu génnaat ci teen gi mu gis benn xaj bi ndeysaan moom itamit mar naan moom i lekk suuf si mu neen kii de li ma dalunde moo ko dal te su ma ko sewewul dina dee te seetaan ko ni muy dee dëgg-dëgg moom diinam mayu ko loolu mu wàcc jël bot bi mu soloon mu feesal ko ndox ñëw may ko xaj mi naan
xaj mi waroon a dee deewutul yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la wax mu ne ni kii yàlla gërëm na ko jéggal ko ay bàkkaaram ci riwaaya bi Buxaari wax sax dugal na ko àjjana yàlla dugal na ko àjjana ngir lan dafa gis xaj buy waaj a dee mu may ko ndox mu naan xaj bi deewatul looloo tax yàlla dugal ko àjjana ab xaj de la fekk muy waaj a dee mu sowe ko yàlla dugal ko àjjana waaw ku fekk ab nit buy waaj a dee nga may ko deret imagine loolu nan la war a toll loolu moo tax yàlla bu wax wa man ahyaaha fa ka annama ahya an-naasa jami'an ku dundal benn bakkan mel ni lépp loo xam ne nit la dundal nga ko kon tiyaaba bu rëy a rëy rëy la ci fa yàlla loolu moo tax képp ku koy def na nga jiital ixlaas nga xam ne li may ñoo def ni jaamu yàlla la boo jiitalee ixlaas nga def ko ihtisaaban ngir yàlla fay la li lay yàlla di dencal kenn xamul na muy toll te waxuma sax ci wàllu tiyaaba mais ci wàllu santé mais ku maye deret yow maye nga deret soxla nañ sa deret ba nga yóbbu ko ba ñu jël ko loolu day wane ni yow am nga wér gi yaram maanaam loolu certificat médical la certificat de santé la wane ni yow nii am nga wér gi yaram te lu muy defal lu waxuma sax lu muy defal ki tëdd feebar waaye yow mii nga xam ni yow mii di maye deret docteur yi souvent docteur yi ni toog docteur yi souvent dañuy wax ni ñooy yax moom mooy produire moom mooy kii deret te mooy defar deret te moom dafa tout le temps nekk en activité yow sa deret bu toogee rek kon yow sa cellule yooyu noonu day taxaw rek mais soo joxee deret yax bi dafay nekk en activité dafay produire yeneen i deret kon yow tout le temps yow te wax na ni nit ki chaque 3 mois war nga mën a may deret chaque 3 mois war nga mën a may deret te du la yàqal dara kon nag lii dafa nekk lu baax lu rëy loo xam ne yoonu àjjana la ni ma koy mën a tuddee parce que ab xaj ngay may ndox yàlla may ko ci àjjana kon ku dundal ab nit kooku tamit moom leer na ni yooni àjjana la loolu yàlla nañu ko yàlla defal képp ku fi toog may deret yàlla na la yàlla may tiyaaba bu rëy boobu noonu waaw kon nag mbir maa ngi noonu delluwaat sant commission sociale ci lu rëy la ñu defal nii nit ñi lii xewal la c'est-à-dire yombalal nit ki ab yoon boo xam ne dañ ci am yool wala tiyaaba boo xam ne tiyaaba bu rëy bu toll nii vraiment war nañ leen ci sant kon fu mu nekk nii xanaa delluwaat rek sant leen sant imaam yi sant sunu commission sociale sant aussi moom sunu docteur macha allah gërëm ko bu baax a baax yéen tamit sant leen organisateurs yi ñi nekk ci commission yi ñi nekk ci inscription yi ñi nekk ci sécurité bi ñi ak képp ku ci maanaam képp ku bokk ci liggéey bi de près ou de loin ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñaanal yàlla dafa ñun ñëpp tiyaaba salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. fu ñu rappel rek nga dem incha allah maye deret def tamit li docteur wax fi nga war a jaar yëpp nga jaar fi balaa ngay dem jotaay bi comme ni ñu ko waxee woon incha allah kon yéen moom fi nga jubli si waxtaan bi. jotaay bi incha allah. waaleykum wa rahmatulah Cheikh. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala man la nabi baad uxayikum bi taxiyati l islam wa aqulu lakum asalaamu aleykum wa rahmatullah waa ñi ngi sant yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal ñëpp yàlla wàcc jàmm ak yërmande ak barke si yéen waa mouvement Al Falah donc section Dakar moom moo organisé li nga xamante ne moom mooy cérémonie donc don de sang donc loolu dafa bokk ci activités yi nga xamante ne moom lay amal périodiquement bokk si yeneen activités si mu war a def mooy ay activités yoo xamante ne sociale la donc bii benn la si tey ñu ngi ko organisé fii si hôpital de la solidarité islamique bu mouvement Al Falah donc ñu ngi ko defee fii si jàkka ji nit ñi gis ngeen leen fële
donc lu tax ñu def ko nag dañuy gis souvent donc hôpitaux yi dañuy demander li nga xamante ne moom mooy deret waaw ñu yëg ni manqué na lool te nga xamante ne comme dafa am ñu koy soxla comme ni ko docteur doon waxee léegi ci cérémonie d'ouverture bi maanaam ñi nga xam dañoo feebar manqué deret ñi nga xam dañoo accidenté sunu mbokk jigéen ñi nga xamante ne dañuy manqué deret ak ñeneen ñoo xamante ne vraiment dañ koy aajowoo trop ñi accidenté ak ñi mel noonu comme dañ koy aajowoo te nee na doyul donc loolu moo tax ñu boole ci activités yi nga xamante ne social bu section Dakar daf koy def donc ñu boole ci activité bi donc loolu moo waral maanaam li nga xamante ne moom la ñuy def tey jii incha allah donc dinañ bàyyi après docteur mu ñëw ci bii moo doon première édition bi donc gis nañ ni am na yenn activité doon def mais dugaluñ ko ci woon bii nag mooy première édition bi nga xamante ne vraiment ñu ngi ko tàmbali di ñaan yàlla mu continuer donc chaque 3 mois wala 4 mois ñu mën ko amal su ko defee nit ñi mën ko yëg aussi di mën a ñëw participer ndax ku nekk da nga xam ni peut-être potentiellement xëy na di nga soxla deret accident dafay bette feebar dafay bette ak yeneen su ko defee nit ñi bàyyi xel ni lii sarax la azaka la boo xamante ni yaay jël ci sa deret maye si ndax deret xam na ni tubaab bi ba léegi kenn mënu ko defar donc nit moo ko jël mën a génne si yaramam maye ko kon loolu moo doon cérémonie bi nga xamante ne incha allah ñu koy amal tey jii nii incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum wa rahmatulah man la Habiboulaye Ndiaye donc ñu ngi bokk si mouvement Al Falah section Dakar donc loolu moo tax ñu bokk si organisation yi tamit organisateurs yi donc loolu la xam naa docteur dina ñëw léegi incha allah pour leeral lu gën a bëri si lii incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah. Assalamualaikum warahmatullah. Donc c'est moi, docteur Bouraïma Kamara, médecin-chef de l'hôpital de la solidarité islamique de Colobane. Nous avons organisé ces journées de don de sang avec la commission sociale du mouvement Al Falah de Dakar. Le don de sang est un acte citoyen. Nous sommes des personnels soignants, des pratiquants hospitaliers. L'anémie est une cause majeure de consultation, une cause très fréquente de consultation et une cause majeure de décès. Surtout pour des services comme la cancérologie, où la demande de sang est très forte. Je suis à l'Institut Curie aussi de l'hôpital Aristide Le Dantec. Des patients qui sont atteints de cancer particulièrement entrent dans un circuit où l'anémie est vraiment le maître symptôme, où on peut dire l'anémie domine les symptômes. Donc ces patients ont constamment besoin de sang. La maladie en elle-même est pourvoyeuse de sang. Ça crée à coup sûr une anémie. Et cette anémie doit être corrigée par des transfusions sanguines. En cours de traitement, que ce soit la chimiothérapie, que ce soit la chirurgie, que ce soit la radiothérapie, tous ces traitements, a priori, demandent du sang. Je vous ai dit que le don de sang est un acte citoyen très bien encadré, pratiquement sans risque. Pour ceux qui pensent que donner du sang peut porter préjudice. Vous voyez le dispositif de sanguin. Après l'identification du donneur, passe une consultation médicale où on prendra enfin la quantité représente le 16e du stock de l'organisme en sang. Donc, à la limite, on peut dire que c'est négligeable. Le don de sang ne peut en aucun cas être un risque pour le donneur. Et ce sang qu'on a donné régénère dans les heures, commence à régénérer dans les heures qui suivent.
pour, au bout d'un certain temps, avoir complètement le volume avant le don. Et ce don de sang permet de faire une situation générale de sa propre santé. Avant d'aider les gens, on fait la situation de ta propre santé. Des analyses, tout ce qui est infectiologie, seront faites. La personne connaîtra son groupe sanguin et une fois toutes ces analyses faites, certifiées, que la pose peut être donnée. Que l'autre peut utiliser la poche. Donc, nous disons à tout le monde un grand merci. Et la population doit savoir que donner du sang, moi je ne dis pas que c'est un acte de bienfaisance, mais je pense que c'est une obligation. L'OMS dit que 1% de la population doit donner régulièrement son sang pour couvrir les besoins. Alors qu'aujourd'hui au Sénégal, nous sommes à 0,45%. Vous voyez qu'on n'a pas encore atteint le pourcentage qu'il faut, le 1% qu'il faut pour couvrir les besoins. Donc en gros, la transfusion sanguine ou le don de sang est un acte citoyen, un acte de grande portée, un acte qui sauve la vie. J'ai parlé des maladies de cancer. Où sont les femmes qui accouchent, les femmes qui accouchent? Où sont les accidents de la voie publique? Où sont les brûlés? Où sont les gens atteints de maladies telles que l'hémophílie ou la drépanocytaire de type SS? Où sont les insuffisants rénaux? Donc, vous voyez que la liste est loin d'être exhaustive. La liste, elle est longue. Donc, chaque citoyen, chaque Sénégalais, la population, dans sa globalité, doit savoir que ces rendez-vous doivent être inscrits dans le quotidien de tout le monde. Dans le quotidien de tout le monde. Qu'Allah fasse que vraiment ce don soit un acte noble pour nous et que ça sauve des vies. Je vous remercie. من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم. الله أكبر. الله به عليم. أنا لو تدرك الباقة am na lu muy tekki mooy lan mooy maa ngi leen. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar waaw Mouhamed Tine la dama ñëwoon fii tey pour maye deret waa si don de sang bi am fii Alfala waaw maye deret moom vraiment dañ ciy sawar ci sant lool bu baax a baax parce que yàgg nañ ko yéene mais bon la plupart fi ñu ko doon defee def ñu doon sori des fois wala des fois duñu am occasion pour def ko waaw mais lii moom lu baax la wax dëgg yàlla lu baax la parce que wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant bu baax a baax waaw di am fierté lool pour maye deret dimbale suñuy mbokk jullit parce que ñun mën nañ ko soxla ëllëg xamuñ fu ñu koy soxlaa xamuñ fu ñu koy yittewoo parce que lii ñuy maye sax ñun yàlla na bu mu am mais mën nañ ko soxla tey wala suba waaw moom daal maye moom dañ ci kontaan bu baax a baax di kontaan ci organisation bi ko waa Alfala organisé nii waaw wax dëgg yàlla ñu ñëw fi daal waaw ñi toog seen kër nañ génn maye deret parce que maye deret lu baax la ku toog sa kër maye wal deret xamoo ndax yaa koy soxla ëllëg wala sa mbokk moo koy soxla ëllëg kon ñëpp war a génn maye deret may seen mbokk yi dimbale seen mbokk yi nga xam ne ñu ngi hôpital muy jigéen yu wérul li muy ñi am accident ak ñeneen ak jeneen kon ñëpp dañoo war a génn ñëw maye si deret nañ nekk ci kër yi ñëpp dañoo war a génn si maye deret ñu sensibiliser seen i mbokk kuy génn yooyu it nga fexe indaale say mbokk lépp képp koo mën a waxal ba mu ñëw rek nga wax ak moom mu mën a ñëw maye si deret parce que maye deret moom wax dëgg yàlla lu am njëriñ la waaw mën nga ko maye tey soxla ko suba wala sa nga maye ko tey sa mbokk soxla ko suba wala ginnaaw suba waaw tur bi Mouhamed Tine la Colobane. bismillahi rahmaani rahim. voilà man maa ngi tudd Aboubacar Traoré nekk ci mouvement Alfala commission bi nga xamante ne moom moo organisé don de sang tey samedi en collaboration avec
hôpital Solidarité Islamique en collaboration avec Centre national de transfusion sanguine commission boobu man maa ko jiite moo de commission sociale bu section Dakar du mouvement Al Falah tey nag dañu ñëw fii ci sunu centre mi organiser li nga xamante ne mooy maye deret solo bu mu am solo ak nekk jaame yàlla ak nekk loo xamante ne yàlla bëgg na ko gërëm na ko ak nekk loo xamante ne dimbale askan gi la parce que comme docteur yi nu ñu ko waxee dana am ñoo xamante ne dañoo am feebar manque deret te deret kenn mënu ko fabriquer kenn mënu ko inventer kenn mënu ko defar ki nga xamante ne dafa tolloo ci am deret amul beneen solution lu dul ñu maye ko suñu ko mayee deret incha allahu sunu borom subhanahu wa taala mën na ko sauver mu dund waaye bu fekkente ne dafa manque deret amul ku ko maye bu tombé ak app bi jeex mën na dem mën na dee bootu loolu kenn waru ko seetaane kenn warul seetaane sa morom wala kenn warul seetaane sa mbokk doomu aadama mu ngi feebar manque deret yow mën nga ci dara mën nga ko maye pour sauver ko ti doo ko def loolu àndul ak dignité àndul ak li nga xamante ne mooy doomu aadama lu mu war a def àndul ak moom c'est pour cela que sunu borom subhanahu wa taala baaxe nañu tey ñu ñëw fii pour organiser li nga xamante ne mooy deret mouvement Al Falah nag mooy li bokk na ci ay liggéeyam moo di dimbale doomu aadama yi lépp loo xamante ne doomu aadama aajow na ko lépp loo xamante ne askan gi aajow na ko soxla na ko mouvement Al Falah du ci manqué du ci yuxi du ci yàccaaral day def li nga xamante ne moom la mun incha allah loolu moo doon journée bi tey di gërëm ñëpp di gërëmu RDV di gërëmu patient yi nga xamante ne ñoomu ñëw volonté wu ñëw joxe seen deret santé organisation bi nga xamante ne moo ko taxawee santé tamit docteur yi ñëpp commencé sunu hôpital mi bi nga xamante ne docteur Camara moo ko jiite dem ci centre national de transfusion sanguine parce que ndax ñoomu ñoo jël seen initiative jël seen matériel ñëw wuyu si woote bi nga xamante ne woo nañu leen jazahumullahu xayran yàlla na lan yàlla fay yu wala loolu la bëggoon wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh